طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ma Gaston nekkatul ni que ay relation wu liggéey moom moo ñu boole il était devenu un père un conseiller pour moi sama carrière dafa am lu bari lu mu ci joué man contrat bi ma njëkk a signé jóge RTS dem Sen TV kër Gaston Mbengue laa ko signé bi ma jotee contrat bi moom laa ko yóbbul mu càmbar ko xool ko ni ma baax na donc lépp lu may def ci àdduna dama ko ci tàggu mu wax ma conseil wax ma lu may def ma soog ko def donc kooku demoon nañu ba man ak moom c'était pas des relations de travail sama doom bi nga xam ne mooy Khadija moom pratiquement Gaston mooy parrain am donc ay njabootam lu ci xew damay teew ñoo doon bokk di lekk bi mu feebaree dañ doon bokk toog di lekkandoo man ak moom c'était pour l'encourager à manger parce qu'il n'avait plus d'appétit mais bu ma ñëwee toog day góorgóorlu di jéem a lekk ma naa ko père lekkal nañu lekk man ak yow ñëw naa sa benn jour mu may wan ne tane na téye sama loxo di ko vibrer pour wan ma ne non actuellement ni dellu si naa donc il voulait pas que nit di xam ne mi ngi souffrir il voulait pas que nit yërëm ko loolu jàmbaar dëgg moom moo koy def dans la maladie il est resté très digne donc man c'était vraiment un plus que frère oto bu ma njëkk a dawal ci àdduna Gaston moo ma ko jox dañu liggéey ba saison bi jeex ci CLAF bi 2008 mu saison bi jeex mu jël caabi oto jox ma man ko Gaston lu tax nga jox ma caabi oto mu ne ma saison bi dañu ko liggéey nga contribuer ci réussite bi mu réussir te musoo taxaw ñaan ma dërëm ma xam ne yow li nga ma defal ci sa xol nga ko tibbe ma defal la lu ma tibbee ci sama xol Aminata Mbengue Ndiaye ni ko Malick Thiandoum defal ko lu àdduna yëpp di gis parce que dafa sonn ci yow moo tax mu jox ma oto boobu mu nekk oto bu rouge bu ma njëkk a am donc Gaston c'était plus qu'un collaborateur c'était un frère. Ben écoutez, Gaston est un monument. Aujourd'hui, c'est un monument qui s'effondre. Il a beaucoup contribué à l'épanouissement et à l'essor de la lutte sénégalaise. Et aujourd'hui, beaucoup de champions qui se font une place au soleil ont été tout simplement aidés par Gaston Production. Gaston est une usine de fabrique de champions. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui détiennent les rênes de la lutte sont passés par le CLAF ou bien ont été tout simplement propulsés par Gaston au devant de la scène. Je veux nommer Yekini, je veux nommer Tyson, je veux nommer Bombardier, je veux nommer Modulo, Balagaï 2, qu'il a beaucoup accompagné
Boy Niang, voilà, Eumeu Sène, entre autres. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Beaucoup de lutteurs aujourd'hui ont réussi grâce au conseil et à l'apport de Gaston. Parce qu'il n'était pas qu'un simple promoteur. Par exemple, je vous donne l'exemple de Balla Gaye 2. Sa première maison qu'il a eue, c'est avec l'accompagnement de Gaston qui lui a dit champion. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est d'abord d'avoir une maison. Et moi, je vais t'accompagner. Avec ce que je te paye, je vais t'encadrer, je vais retenir une somme pour t'acheter un terrain et pour t'accompagner à construire cette maison-là. C'est la maison qui est aujourd'hui à Golf. Donc, beaucoup d'autres lutteurs ont été aidés par Gaston. Mais Gaston, ce n'est pas que seulement la lutte. Parce que beaucoup oublient que Gaston était président de la Ndiambour. Beaucoup oublient que Gaston était membre de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est lui qui met Ndao Tyson, nek na fi champion, nek na fi roi des arènes. Yaxya Diop Yekini, nek na fi champion, nek na fi roi des arènes. La liste est loin d'être exhaustive. Ñi nga xamni yépp tay Gaston contribué na ci sen réussite au plan social, bari nañu torop. Donc c'est vraiment un acteur de développement, un acteur du sport qui est parti. Parce que Gaston ñu bari xeyna dañ koy wax ci lamb rek parce que lamb mo bari ciow, lamb mo feus. Mais bu ñu fàtte ni nekkoon na président bu Azak Ndiambour bokkoon na tamit ci fédération sénégalaise de football. Donc c'était un sportif dans l'âme. C'était également quelqu'un bu nga xamante ni wax dëgg yàlla contribuer na ci lu bëri ci réussite beaucoup de jeunes. Donc tey dans la maladie il est resté très digne. Boo ko musaa na seeti man du ma woon jóg këram, dañ doon toog di waxtaan lu yàgg. Mais dans la souffrance, Gaston du bëgg nga xam ne mu ngi souffrir. Sooy waxtaan ak moom boo ñëwee man dama doon bënn sama bët di jooy parce que état bi ma ko doon gis dama xam ne jàmbaar mi ngi tëdd. Mais daf ma naan Malick noppil bul jooy man tane naa ndax ñaari yoon dugg naa ko dans le coma. Tey bu ma toogee ba mën a jàkkaarloog yow di wax ak yow damay sant yàlla bul jooy man tane naa. Mais je savais que dans son fort intérieur il souffrait. Mais dans cette souffrance il est resté digne ba yàlla def li gën bu doon taxawu mooy tax du dem parce que tey le président de la République Macky Sall taxawu na ko ay doomam ay mbokkam taxawu nañu ko moom lu mu am def na ko ci feebaram mais yàlla moo soxla te bu yàlla soxlaa ko soxla ñàkk dañ koy ñaanal rek yàlla xare ko àjjana. la yura yataqatta'un la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah alayka salatullahi thumma salamu فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفي بالسلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا